mbokk yi benn waxtu mooy door a jot sënkam asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot lit xabaar yi bokk na ci waame di taw yi nga xam ne moo rat ñaari fan yi takk lool daan ci dem ba fële ci diwaanu Ziguinchor am fa quartier yu bari yoo xam ne fi mu toll yi ndox ma dafa ne gaddaaral Ndar dem beeg dikk bi ci wàllu taw bi foofu tam dafa ndox ma dafa lóor daan ci dikk léegi itam am na kenn koo xam ne ki jàpp nañ ko sax ci kankurang bi fële ca Mbuur dañ leen ko aaye woon kii toll ci fukki at yàlla ak juróom dafa dawoon ba njëkkee jàpp gaa yi waaye mujj nañ ko ne tiib ndax léegi nawetaan yeeg yëpp dañ koo taxawal ndax Covid 19 bi daañu dikk itam ci bilan bi fi ñu ci jot a toll ñeent fukki nit yoo xam ne ak juróom-ñeent yoo xam ne yi ci wàllante bi la ci askan wi ñaar ñi faatu ñeent fukki nit ak ñett yoo xam ne seen i mbir doy na waar lool daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi ubbite école privée yi ci njàng mu kawe mais itam am na ci ñooñ ne ñu noppi nañu fi mu toll nii daañu ci dikk ci laaj wu yaatu yaatu toftal ci incha allah yéen ni xabaar. Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu quartier yu bëree bëri ndax li mu taw daal ka démb dafa takk lool ci diwaanu Ziguinchor fu mel ne quartier bi ñoo Colobane ak Fass foofee ak itam yeneen béréb yi nga xam ne daal nit ñi am nañu jiixi jaaxe lool ci wàllu ndox mi Ignace Ndeye. dëkk Colobane Fass jamono yi métti na lool askan bi fekk baax foofu ñu ngi jooy di sàkku wàllu taw yu bëri wàcc démb fii ci diwaan bi gën naa yokk jaaxleeg njàkkare askan bi fekk baax ci quartier bi Colobane Fass di quartier bi nga xamante dafa mel ni dafay dalal ndox yu bàyyeekoo ci yeneen quartier yi askan bi yeewoo foofu di jooy jamono yi ci biir ndoxu taw bi sax la kenn ci kilifa yi Ansoumana Massaly di delluwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund. lii da am nattu la boo xam ne yàllaa ñu ko te bii nattu la rek ça ne date pas d'un jour pendant combien d'années ñun ci lii la ñuy vivre wax nañu lu ne joxu nañu lu ne amuñu benn wàll amul benn autorité boo ñëw nga xam ne mun nañu dimbale te ndox mi mu ngi ci biir néeg yi comme ça mu ci nii de yaa ko gisal sa bopp kay yaa ko gisal sa bopp nit nan la mën a dundee ci lii nan la nit mën a dundee ci lii bëri yi ñuy ñëw nii nan lañu mën a dundee nii nous sommes comme ça duñu tëdd benn nelaw bu kii da ngay jég sa xaale nga teg ko ci lal bi ngeen doog di xoolante ba bër set loolu ana kan moo ko ñaan ci yàlla nga tabax sa nekk lu gën a difficile encore lu ñu gën a métti kër yi yëpp fii la ñu nekkoon poste de santé bi la ñu déplacé ñu ne dañ fay de poste de santé ñu indi ñu fii ci Faroy kenn amuñu benn wàllu ñu bàyyi ñu fii mel ni bokkuñu ci commune di dund ak ndoxu taw mi ak yooyu bokk na ci seen wàllu wér-gu-yaram di beneen tiitaange. ndox bi moom foofu fii moom kay nii rek lay nekk fii moom ba nawet du jeex te gis nga yooyu sax fii moom kay boo su ma nekk la xam nga boo demee hôpital te aussi nag xam nga vraiment yow yaay xalaat di ngay lekk nga nekk ci yooyu itam boo jógee dem hôpital indi la ordonnance li ñuy def xanaa vraiment ñi daan li ñu mun a ñaan ñi ñëw ñu jàppale ñu rek parce que vraiment fii dafa métti trop li ñuy dundee ci quartier bi xale yëpp feebar nañu fu mu toll nii. ñu ne déet soxna si di ko firndeel moom miy jóge woon sax hôpital ak doomam. waaw dafa métti kay. billaay de. hôpital la jógee. hôpital laa jógee. ndax jot nañoo yëgle seen mbébét ak seen jafe-jafe kilifa yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor laaj bi ni mel tontu bi amul benn laam-laame. kilifa yi mu wax nañu lu ne Ignace lu ne la ñu wax bal di loolu laa koy wax moom day defee ne dama koy tooñ ak yooyu suma kan la day man balant la mais lu ma koy ñaan waaw nee wàcc boo ñëwee taxaw ci tali bi xool taal sa oto dem mais ça ne règle pas la situation doo xam sa askan bi lu muy dund il faut nga wàcc ci quartier bi loolu laa koy wax tout le temps loolu laa koy wax. léegi lan moo ciy pexe. pexe kay xanaa jàpp ci yàlla nan la ñuy def amuñu benn wàll ñun suñu doolee da ko ñun lan lañu fi mën a defar. ndox mi ci mbedd yi ci biir kër yi ba ci biir néeg yi ndax jot nañoo woo sapeur pompier. ban sapeur la ñuy ñaan ñun mënuñu déplacer sapeur boo leen wooyee du ñu ñëw il faut que mu am autorité boo xam ne mën na leen woo mu pressé la ñu ñëw xëccal ñu ndox mi. Colobane Fass di dund ak ndoxu taw bi di xaar ndimbal bi ñu gisul ak asamaan biy wéy di xiin seen njàkkare di wéy di tar. maintenant yaa ko gisal sa bopp kay. yaa ko gisal sa bopp fan la ñuy nelaw mën ngaa tëdd ci biir ndox mi nelaw fan mën nañ vivre lii depuis kañ bu ñu déplacé ci bayaar yi ci réserve bi ba pare bu ñu indee ba léegi ñu ngi vivre ci situation bi lii xoolal rek Ignace xoolal. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam nga loolu tamit ca Ndar lu mel noonu fa am ndax daal dem beeg dikk bi tar na lool école yi sax fu mel ne Charles de Gaulle lycée boobu li ña fa doon def ay daal jongante ci wàllu BFM bi ci wàllu éducation physique bi loolu sax mujjul daal am nay jafe-jafe Yves Tendeng. région bu Ndar tooyoon na xepp ci alarba gi ginnaaw ndoxu taw yu bëri yi wàcc ci diwaan gi li ko dalee ci suba si jëm ba ci guddi alarba jàpp alxames muy ay ndoxu taw yi nga xam ne ni soppi nañu sax jamono ji xaru kanamu diwaan gi ndax taata ndox yu bëri yi ngay fekk ci biir koñ yi rawatina ci biir yenn kër yi nga xam ne ni ñoo ngi ci ay gox yu fara inondé muy mbir bu nga xamee ni gàllankooroon na bu baax a baax dem bi ak dikk bi ci ñi nga xam ne ni ñooy askan wi rawatina borom oto yi ci kaw mbedd yi fi ngay fekk ba jamono ji ay taataa ndox
muy ay taataan ndoxu taw yi nga xam ne ni di nga leen fekk itam ci biir lycée Charles de Gaulle bu Ndar fi nga xam ne ni nangu nañ fa terrain de sport bi ali ni mel moo waral sax njiit yu bile lycée daal di toxal épreuve physique yi fa naroon am ci lu soxal examen wu BFEM bi daal di ko yóbbu ci stade Mawade Wade bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Gambi Diagne mi fa yore kàddu gi. waaw ñun lycée Charles de Gaulle dañoo sas lépp lu nga xamee ne mooy examen yu mag yi muy wàllu sport di yeneen xeetu examen académie bu Saint-Louis fii la koy organiser ci lycée Charles de Gaulle waaye nag yëpp organiser nañ ko ren ji mu jàll ci jàmm ak salaam seulement démb li nga xamee ni moom mooy problème bi mooy taw bu métti bi nga xamee ni taw na ko démb fii ci diwaan Ndar ba terrain bi nga xamee ni fa la ñu war a defee épreuve physique yi terrain ba ci boppam dafa mujj inondé lycée Charles de Gaulle nag jëloon na ay matukaayam waaye nag jaam ak pexe yàlla ak dogal dañu gis ni terrain bi mënatul dalal ñi nga xamee ni ñooy ndongo daara yi ci épreuve physique bu BFM bi si le IF bu Saint-Louis commune jël ay responsabilités am daal di toxal li nga xamee ni moom mooy jongante yooyu yóbbu leen fële ca stade Mawade Wade. jamono ji waa service bu météo bu Ndar daal di nañu xayma ci seeni jumtuwaay bi nekk ci Saint-Louis Bango lu toll ci juróom-ñeent fukki millimètres ak ñett ci wàllum ndoxu taw yi wàdd file biig ci àllarba ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ca Mbour génnu concurrent bi nga xam ne dafa amoon te ay woo leen ko am na ñun ci jàppoon ñaar mu desoon kenn ka mujj nañ ko jàpp toll ci fukki at yàlla ak juróom ñoom moom nag dafa dawoon làqatu ji woon diggante altine ci guddi jàpp talaata ñett lañ woon waaye moom mujj nañ ko jàpp ba yóbbu nañ leen sax fas ca police ba ndax itam bu ñu fàtte ne li ministère bi de l'intérieur dafa génnoon arrêté maanaam benn digal boo xam ne bii la ci am mooy nawetaan yi ca Mbour ak lépp loo xam ne aju na ci wàllu dajaloo ay kankurang yu demee noonu dañ ko aaye ndax wàllu Covid 19 bi ak corona bi maanaam moom nag mu rëccoon xale boobu nag wax nañu ne daal mujj nañ ko daal di jàpp ci Covid 19 bi sax ci la ñu daal di tab bi fii na toll nii am na ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne nee ñu bu ñu xaymaa tey ci wàllante bi la amee ci askan wi téeméer ak juróom-ñett ñu yees ñoo xam ne gàddu nañ doomu jàngoro bi docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi nga xam ne jot nañ ko def ci laboratoire yi téeméer ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñeent li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ ñi doomu jàngoro ji waaye xamuñ fuñ ko jëlee ñooñu nag seen lim ni la tëddee Kaolack am na ci juróom Ziguinchor am ci juróom Nord Foire am ci ñett Pikine am ci ñett Tambacounda am ci ñett Tivaouane am ci ñett Fatick am ci ñaar Mbour am ci ñaar Nioro am ci ñaar Rufisque am ñaar Dieuppeul am benn Fass am benn Grand Dakar am benn Kédougou benn Kër Massar am benn Kolda am benn Mariste am ci benn Mbao am benn Médina am benn Ngor am benn Ouakam am benn Sacré-Cœur am benn Scat Urbam am ci benn Sokone am ci benn Thiès am benn Vélingara am benn Yëmbal am benn ak Yoff am ci benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés niki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñett malade ñu nga ci réanimation ñaar a ñàkk seen bakkan bésu démb alarba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal jot na woon ñi fukki junni ak ñett ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent cas mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñeent fukk ak ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal tamit ñi des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. ci wàllu njàng mi benn fan ci weeru sattumbar wi di waaj a teru ci lay am ci njàng mu kawe mi ñu daal di ubbi daara yi école yi nekk ci wàllu yi demal seen jubbu bopp di privé bi ñoom ñu ci bari nee ñu daal jël nañ seen matuwaay yépp na ngir lépp nekk lu jàppandal Daour Diop jokkoo ci Kaab Seylemane woon. waaw mën naa wax ne yemb na ndax reprise cours en présentiel école yu bëri commencé woon nañ ko parce que dañu am ay étudiants wala dañu am ay étudiants yoo xam ne dañu war a def examen d'état yi muy BTS muy infirmier d'état donc ñooñu xam ngeen ne commencé woon nañ depuis mois de juin en présentiel donc boobu ba léegi suñu école yi ñu ngi respecté loolu mesure barrières yi ci formation yi nga xam ne en présentiel la nga xam ne étudiants yi dañuy ñëw donc loolu lu nekkul lu bees pour ñun li ma ci mën a yokk mooy ñi nga xam ne dëgg la dañuy war a def licence ak master commencé woon nañu aussi boobu depuis lors li ñu naan formation en ligne formation à distance boo xam ne day continuer mais li ci des mooy à partir du 1er septembre officiellement ñu ci bëgg
def ay cours en présentiel c'est-à-dire étudiants yi ñëw donc jël nañ matukaay yëpp pour que loolu mu mën a am. waroon nañ ko déjà loolu je crois que jafe-jafe du ci am waaw matukaay yëpp incha allah danañ ko jël. li aju ci wàllu ubbi école Cheikh Anta université Cheikh Anta Diop itam loolu itam daal li nga xam ne sax waajaloon nañ ko alxames dañ ko daal direct yóbbu itam ba beneen gàpp maanaam daal gannaaw ba nga xamee ne recteur bi wax na ci kàddu yi mel noonu du ñàkk ñu di kàcc ci yeneen i jamono. syndicat yi nga xam ne dañoo bokk ci waa G20 ñoom tamit wax nañu ne daañu tàmbaliwaat seen liggéey itam li ko di tàmbali itam ak ab sitting maanaam daañu ko def daal organiser maanaam daañu amal ngeen baal ma ab sitting mu sukk mu gaañ ci kanam ministère bi ñu dénk wàllu fonction publique ak yu demee noonu le daal ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax daal am na ci ay tomb yoo xam ne daf leen a metti loolu sax dañ ci dikk léegi sax daañu ci dalal kii di Mamadou Tamba mi coordinateur bu G20 léegi ci catal xabaar yi moom mooy nekk invité bi li aju yi tamit ci ministre bi ñu dénk wàllu rek njàng mi ba tey moom rek mi ngi gën a wax rek ne daal di gën a tëral yëf yi ci lépp dem gën a jaar ci yoon CI CP C1 maanaam njàng mu suufe mi su ko defee tamit ca Thiès itam ak taxawaay yi ñu ci fas yéene amal itam syndicat enseignant libre yi nekk foofu nag ñoom di wax di sels ñoom original ñoom nag ñi ngi daal naqarlu ci dogal yooyu nga xamee ni itam jël nañ ko waaye dafa mel ne dañoo boddi ñenn ñi boole ci ñenn ñi ni ko ministère bi defee loolu nag sax ci la kenn ci ñoom di Amadou Bamba Ndoye waxtaan ak suñu nattango bi di Babacar Ndaw ñu déglu. benn dogal boo xamante ne ministre de l'éducation nationale da koo jël bi nga xamante ne da koo xaatim ne enseignant bi nga xamante ne amul diplôme bi nga xamante ne moom la ñuy wax CAP année scolaire bi di ñëw du mën a jàngale classe yi ñuy wax CI CP C1 waaye bu jëlee décision boobu day wane seen lajj ci système bi ndax ñoom dafa mel ni xamuñu ci système éducatif ndax système bi ci li muy dox maanaam jàngale ci li muy doxul ci ay diplôme jàngale ba ngay def ca classe ba boo nekkee di taxaw di jàngale kenn mënu la wax kii moo am diplôme bi kii moo am diplôme bi ndax lan la ñu mën a xam foofu mooy xarañ bi nga xamante ne nit ki moom la xarañ mën nga gis ku sut nit ci diplôme mais bu ñëwee ci njàngale bi nit ki gën a koo xarañ ci njàngale bi du da nga doon rek enseignant bi am CAP muy wane ne yow da ngaa xarañ déedéet loolu dafay wane ne yow këyit diñ lay laaj ci njàngale def nga jéego ba am yooyu yëpp waaye nag ca wàllu njàngale ba dañoo njort rek ne yow yaa war a sut xam-xam ñi nga xamante ne amuñu diplôme waaye nag du demee noonu saa su nekk kon moo tax ñun leen seen mesure bi nañ ko jëlaat tegaat ko ndànk te bu ñu buggee dimbali système bi bu ñu buggee dimbali xale yi nañu xoolaat ci yeneen nañu wàññi programme bi éducatif bi nañu gën a wàññi effectif yi nga xamante ne maanaam ndongo yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci classe yi ñu wàññi ko ñu jël jàngalekat yi def ba nga xam ne seen xel dina dal ñu mën a jàngal xale yi ci jàngin boo xamante ne dina mucc ayib waaye li nga xamante ne moom la jël comme décision bii décision la boo xamante ne kenn rafetlu ko ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu toll ndax dafay doon loo xamante ne day doon précédent bu grave day doon loo xamante ne kenn musu koo def kenn musu koo xalaat te sax dafa àndul ak luy doxal jàngale ndax àndul ak pédagogie àndul ak xam-xam dafa mel ni rek dañoo toog seeni climatiseur mu sedd guy rek ñu nelaw ba mu yeewu rek jël décision ndax décision bi dafa mel ni sax waxtaan ñu sek IEF yi ak IAAY ku am xam-xam si njàngale xam nga ne lii yëfu caaxaan décision bi yëfu caaxaan dëggantaan la kon moo tax ñun ñuy wax jàngalekat yi buñ ko nangu tey buñ ko nangu ëllëg directeur buñ ko wax bu ko nangu ndax abus de pouvoir la kenn ñi nekk ci CELS authentique ñoom itam ca njaareem ñi nga naqarlu ministère bi de l'éducation nationale njàngale bi li mu jël wax daal ne CICP ñoom léegi ñin ko jox mooy ñi am CAP ñoom rek ñoo fay jàngale Mamadou Sarr am lu mu ci naqarlu ci micro Adama Ndiaye. tey dañu am mbetteel dañu am vraiment njàqare bi ñu gisee benn arrêté bu nga xamante ne ni ministre Mamadou Talla moo ko def bi ñu gisee arrêté bi aussi bi ñu ko càmbaree ba jàngat ko liñ ci gis mooy dafa ni léegi jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de l'élémentaire daf ci am ñoo xam ne dañu am diplôme CAP am ñu am diplôme CAP léegi mu ni nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo am diplôme CAP ñooñu ñoo yor classe yi nga xam ne mooy CI CP ba C1 ñoom nag nee nañ loolu liñ ci jublu mooy dañu jàpp ni léegi dañu war a def vers un enseignement de qualité te jàpp nañu loolu stratégie la bu ñuy jëmale ci loolu ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les acteurs nekk ci école yi nekk ci classe yi ñun de jàpp nañ ni loolu njuumte la njuumte bu rëy la ci nga ndogal bi nga xam ni ministre bi jël na ko ak ñi nga xam ne ñoo ko wër parce que bu fekkente ni jàngkat dañ ko recruter pour mu enseigner dans l'élémentaire qu'il soit titulaire du CAP ou du CAP bañ koy recruter jëluñu ko ni ko tel niveau ngay enseigner wala tel autre niveau mais c'est des enseignants de l'élémentaire et du préscolaire qu'il soit titulaire du CAP ou bien du CAP dañu jàpp ni aussi li nga xam ne mooy répartition classe yi amul koo xam ne nii yaa gën a mën a am jumtukaay yi pour tànn nit ki moo war a yor classe bi kurul directeur école bi ak son équipe pédagogique
parce que ñun jàpp nañ ni jàngale bi ñuy jàngale muy aw yoon dépendrul ci diplôme académique bi nga xam ni wala diplôme professionnel bi nga xam ne moom la jàngalekat bi am parce que dañu jàpp ni jàngale bi dafa am lu ci jiitu dafa am assiduité dafa am engagement dafa am ay moralité dafa am expérience surtout te xam nañ ni jàngalekat yi nga xam ne ñoo am CAP bëri na ci ñoo xam ne tey maanaam rentabilité bu ñu am ak njariñ bi ñu mën a indil école ñi nga xam ne am nañ CAP ñu ci bëri mënuñu ko indi surtout que seetlu lañ léegi que ni jàngalekat yi génn yëpp juróomi at yu mujj yi dañuy génn ak seen CAP alors que am na ñu def ñaar fukki at ci système bi am expérience vraiment am engagement nekk des enseignants modèles yàlla dogal na amaguñ CAP am na ñoom dañuy retraité sax te duñ am CAP donc yëngu ñëw rek ministre taxaw tey ni ko amul CAP doo jàngale classe bi ku am CAP mooy jàngale classe bi je pense que loolu décision la boo xamante ni jàpp nañ ni c'est une décision impertinente. Sud FM. ñaari fan moo teew njàgg ci wàllu tamxarit gi nit ñi ñu ngi ci biir jaay di jënd am na ci ñoo xam ne dañ ko woyofal waaye am na ñoo ñit dañ ko xaw a diisal Adja Fatou Bari. Ashura wala tamxarit di bés boo xam te ne dafay màggal ne dugg nañ ci atu jullit yu bees yi Sénégal nag li koy fësal bokk na ci cere bi nga xam te ne dañ koy togg yàkkal ko mbokk yi xarit yi wala sax dëkkandoo yi waaye atu ren bi coronavirus bi tax na ba ñaari soxna yi duñu ci def lu ñu mënul. fi nga koy waaj rek mais waaju ndaw rek di nga togg rek. togg bu yem daal mais da togg comme ni nga daan toggee togg bu bëri lool. dañuy def lu simple li nga xam te ne daal mënul ñàkk loolu rek la ñuy jënd. coronavirus di am ay njeexital ci wàllu wér-gi-yaram waaye itam gafaka gi mu ngi koy yëg mu mel ni sax mbas mi di coronavirus moo tax ba lu bëri nar na soppi ci tamxaritu ren gi. ndaxte léegi nit ñi dañoo wàññi seen tànk ci kër dëkkandoo yeeg yooyu togg sa togg bu yem yàlla may ñu fekkee te tal ndax ndugg mi cher na marché bi. prix daal doy na waar daal. duñu jënd loo xam te ne nii lu inutile la parce que actuellement ak feebar coronavirus bi donc xam nañ ne dafa metti pandémie bi dafa metti financièrement pour famille yi. mu wute lool ak ñaari soxna yi ñu njëkk a waxal ndaxte borom kër bi nga xam te ne atam xaw naa takku moom nee na dara du ko soppi ci ni mu doon jëfee. jël naa yi ma war a jël lépp ba pare. tay naa sama cere ba pare. ndax lii ngay def nga xam ne ñun jullit yi ñoo ko moom mooy suñu at bu bees. waaye bu nekkee am na lenn loo xam te ne ñoom ñëpp juboo nañ ci moo di ne faaw ñu topp li ñuy woowee geste barrière yi bu ñu bëggee muccal itam seeni njaboot. jël say matuwaay jël sa masque bañ di bombo ak nit yi. yenn parents yi nga xam te ne fu sori lañ nekk dañ leen daan yàkkal et surtout ñu xam te ne ni ay mag ñoo fa nekk donc cette année li ñu décidé mooy leen yóbbul yàq bi parce que dañuy éviter lu bari di déplacer wu di dem di leen gis ak yooyu ndax feebar bi parce que ay nit ñu sensible lañ xale yi ñoom tamit duñu dem taajaboo nit ji dañuy toog ci biir kër gi. muy bés boo xam te ne dañ ciy saafoonte waaye itam joxe ci teranga tamxarit doonoon na bés boo xam te ne ñu bëri dañ ci daan joxe teranga rawatina cere ji nga xam te ne dañ koy yàkkalaate waaye atum ren bi nar naa wuteeg yi fi nekkoon ndaxte coronavirus moo fi jaar. li aju ci wàllu ginaar yi nga xam ne fi mu toll ñu bare bari dañ koy soxla daal itam ak cere jeeg cere itam xarit yeeg yu demee noonu la ñu yore wàllu ginaar yi ci biir Sénégal di ci yëngu ñoom am nañ ci gis-gis fi ñu ci toll daal itam ne daal fi mu toll ni ba Covid 19 bi ñëwee ba léegi itam am na ay wàññeeku yu ci am. Amadou Mokhtar Mbodj jokkoo ci ak moom Diarra Silva. filière bi nag dafa amoon ay jafe-jafe yoo xam ni pandémie bi moo ko indi woon wante teewul aussi acteurs yi préparé wu nañu pour mettre donc suffisamment de produits sur le marché. jafe-jafe yi li ko indi woon moo doon hôtel yi nga xam ne dañ tëjoon fête yi nga xam ni donc annulé woon loolu taxoon na ba donc ñoo amoon jafe-jafe pour jaay suñuy ginaar loolu nag indi woon na ay perte yu bare si acteurs yi. mais yéen a ngi dalal xelu consommateurs yi. mais bien sûr donc dina dalal seen xel et puis maa ngi sa profité si occasion bi pour donc ziare pour donc baalu ak donc consommateurs yëpp et c'est donc at bu bees bi. aca bokk kon Odile ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye nuyu naa la nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak xabaar bi nga xamante ne moo wàcc démb ci fédération sénégalaise bu football ni ko ministre bi waxee woon ne fu mu toll nii Sénégal mënagul amal benn yëngu-yëngu jëm ci wàllum tàggat yaram ndax mbas mi di coronavirus noonee nag la waa fédération toppee mbir mi ñoom nag démb dañoo xamle ni dañoo daal di dàq li nga xamante ne moom mooy démarrage
barrage compétition yi fii ci suñu biir réew ñu waroon ko amal fanweeri fan ak benn ci weeru octobre dañ ko dàkk ba ñaari fan ci weeru janvier atum 2021 ñu wax nag ci soppiwaat li nga xamante ne moom mooy bureau bu stade de Mbour kon dinañu amal élection yi fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi ñu dëgmal El Hadji Ahmadou Wade kenn la ci candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a jiite club bu stade de Mbour boobee El Hadji Ahmadou Wade ñu gën koo xam ci tuuru As Wade moom nag dafay daal di dellusiwaat gannaaw atum 2019 gannaaw atum 2009 mu ngi dellusiwaat ci li tax mu dellusiwaat ngir jëlaat li nga xamante ne moom mooy poste présidence su lii di stade de Mbour ak itamit ban mbébét la am ci boobu lépp ñu teewlu ko. ma leeral rek ne 2009 nekk mu woon candidat mu ngi mel ne position yi nekk léegi parce que candidature yi bu ñu demee ba bisu élection ba ñiy candidat ñooy candidat man daw ma élection j'avais été candidat à la candidature j'avais postulé ñu bokk ci benn camp bu ñu tase woon pour dara ñu discuter nit ñi ñaan ma lu nekk daal en tout cas pour 2 raisons ou autres loolu amul solo ma bàyyi Saliou Samb mu nekk président ma nekk vice président ñu ànd liggéey 2009 ba 2014 ñu yéegal équipe bi quand même di ci concerté wu di ci kii 2014 bi ñu demee loolu ñu liggéeyee woon 2009 à 2014 satisfaire ma maa jël parole ne bu ñu defaat élection bu ñu fi nekk yi wër nañ delloowaat Saliou Samb mu jiite Stade de Mbour parce que c'était pour la continuité et la stabilité waaye deuxième mandat bi man gisuma ci sama bopp Saliou Samb bu démissionné wul woon sax dañ dem AG sax candidat la pour président Stade de Mbour donc cette candidature préfète dafa njëkk bi Saliou Samb di démissionné léegi nag li nga xamee ne moom moo ma motivé dëgg mooy dama équipe bi nga xamee ne bi ma nekkee xale bi ma nekkee lépp ci laa topp di daw ba ma ci nekkul président ba ma yàlla mayee ba léegi maa ngi ciy jàpp lu ma mën lu ma ci yëg ba ma ci nekkee tamit ku nekkuma président terewul ni nit ñi waxee dama nekkoon candidat gañewu ma mais terewul ma nekk ci wetu équipe bi liggéey boobu ba léegi parce que gëm équipe bi moo tax poste taxul may liggéey waaye nag damay wax ne ak yooyu yëpp nit fu mu ko def war na caa am lu mu jàng lu mu xam la ma jàngat la ma xam la ma yëg aussi bien ci organisation bi que ci nit ñi nekk autour de l'équipe moo ma amené à ce que je pense que man en tout cas mën naa nekk koo xamee ne dina doon ndap li nga xamee ne doomi Mbuur yu bëri en tout cas pour bañ a wax ñëpp dinañ fa mën a taxe indi seen xel indi seen xalaat indi seen doole ñu waxtaan ci noo xamee ne noonu la ñuy defee Stade de Mbour am nañ ay esquisse yu leer wax nañ ne ñun xalaat nañ lii mais suñu xalaat doyul dañ bëgg ñëpp ñëw ñu teg suñu xalaat ñoo ñu teg seen xalaat dans un délai court 2 mois ñu daal di trouver le projet ne nii la ñuy demalee Stade de Mbour projet Stade de Mbour ëpp na benn projet particulier ay projet la pour loolu nag il faut que ñu am koo xamee ne dina mën a dajale ñëpp di déglu ñëpp di xalaat ñëpp boole ñëpp pour man mooy sama défi te loolu bu Stade de Mbour gañewul leneen lu dul mbooloo mi am ñëpp ñëw ñëpp bokk ci rek pour man ndam la. mu nekkoon kàddu yi El Hadji Ahmadou Wade ñu gën koo xam ci tuuru As Wade muy kenn ci candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a jiite lii di Stade de Mbour yeneen candidat yi nag mooy Abdoulaye Gueye ak kii di Moussa Mbaye nee nañu nag élection yi dinañ ko amal fukki fan ak ñaar ci weeru septembre gi ñu dëgmal ba tey ci wàllum football jëm ba ca tugal wax ci ki nga xamante ne moom mooy Paul Pogba moom nag dañ ko daal di bañ ko testé gis nañ ne dafa amee wopp bii di coronavirus Maodo Faye moo tax nag ki nga xamante ne moom mooy Didier Deschamps mu daal di ko génnee ci liste bi nga xamante ne moom la doon génnee ni ki tey ji ngir boo xamante ne France dafa war a jàmmaarloo ak Suède naka noonu Croatie bokk ci li nga xamante ne moom mooy compétition Ligue des Nations kii di Ndombele itamit ne nañu moom it dafa amee wopp bi di coronavirus ñu dem ba ca États-Unis wax ci li nga xamante ne moom mooy NBA bi daal di nañ ko taxawal fu mu toll nii bi la yoon nag du li nga xamante ne moom mooy mbas mi waaye joueurs yi ñoom ñoo daal di boycotter bi les compétitions ñoom nag li leen nakari ak metti moom mooy violence yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci ki nga xamante ne moom mooy Jacob Blake muy ab afro américain boo xamante ne fan yi ñu weesu dimanche bi ci nag la daal di la ko ay policier daal di tirer juróom-ñaari bal ci gannaaw gi fi mu ne nii nag nee nañu état wam dafa daal di critique bu baax a baax moo tax nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy joueur NBA yi boycotté compétition bi ñu taxawandil ko kon ñu xool fan la yëf yi di mujj Maodo Faye. jërëjëf Odile kon nag ñoo dem ci ki ñuy dalal ci waa G20
ñu fas yéene dem sikk mujj gaañ am lu leen métti ndax bodd kenn tegi ci wàllu njàng mi Mamadou Tamba jokkoo ak Ndeye Mariam Ndiaye. ñu ngi ak Mamadou Tamba yow yaay coordonnateur national bu G20 nekk tamit ki jiite kuréel bii di CEPI ñu gis nag ne da ngeen doon amal démb ab ndaje yéen ñi bokk ci biir G20 ngir ñëwaat ci yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy jànkonteel ndax mën nga ñu ko tënkal. waaw si tënk rek bëri na ay jafe-jafe mais si tënk mooy d'abord boo demee fonction publique nit dina toog enseignant dina toog fukki at lëmm wala lu ko weesu te ñu amel ko kayit bi nga xamante ne pour avancement la wala pour leneen la te loolu dafa jaaduwul te loolu dafa ñëw si jamono ji nga xamante ne président sa dafa newoon ni il parle de fast track mais dafa mel ni tey la gën a tar te mën ñu continuer ñun en tant qu'enseignant di seetaan loolu ginnaaw loolu aussi boo demee li nga xamante ne moo ministère des finances dañoo amee jàngalekat yi ay milliards maanaam si rappel da ngay toog 10 ans ñu amee le rappel 10 ans wala rappel 3 ans wala 4 ans wala 5 ans mais bu ñu la koy fay ñu jël impôts yi teg na impôts yi nga xamante ne c'est inacceptable c'est extraordinaire impôts yu doy waar mais au lieu duñ si yem sax dañuy dem ba yow sa salaire bi encore salaire bi nga yor ñu continuer di yokk impôts yi ba fin d'année te loolu war ñu ko mën a seetaan mais am na aussi li nga xamante ne mooy lu doy waar maanaam enseignants décisionnaires yi loi décret bi nga xamante ne moom mooy décret 74/347 du 12 avril 1974 daf leen teg li nga xamante lu métti la ba tax na ñoom li ñuy dund moom doy na waar donc moo tax boo jëlee aussi li nga xamante ne moom mooy système de rémunération ba tey nguur bi waxu si te enseignants yi ñoom ñooy perdants yi ci système de rémunération des gens de la fonction publique maanaam si PR bi ak lépp li nga xamante ne dafa nekk si dafa bokk si li nga xamante ne moom mooy traitement agent de la fonction publique te loolu nag defe naa ne mun ñu ko continuer di seetaan moo tax G20 tey dafa jël ay responsabilités fas yéene dem ba jeex ngir porter combat boobu bi nga xamante ne ngir li nga xam ne li ancien di dund noonu mu mën a jeex. kon naka ngeen fas yéene jëmalee xeex boobu. waaw xeex bi li si tàmbali daal mooy d'abord li ñu njëkk mooy d'abord dinañ def benn sitting si fan yi néew maanaam dans 10 jours comme ça dinañ def benn sitting ministère de la fonction publique sitting boobu nag pour au moins ndax mbir mu lenteur administrative yooyu mu jeex sur imposition si rappel yi ak salaire yi ñu dàkk ko mu yem si te encore également si li nga xamante ni mooy modification décret 74/347 bi ñu mën koo def ak ouverture de négociation inclusive si système de rémunération bi ak retraite à 65 ans et cetera donc bëri na ay poñ yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene affaire waxtaanee si sitting boobu bi ñuy mën a amal dans 10 jours. léegi ñu gis tamit ne ci examen bi ñu mujjee jóge muy CFE bi am na yenn ci ay rëq-rëq ak jafe-jafe yoo leen ci nemmeeku ndax amul tey jii loo leen di soññ ñi ñu jiite ngir fexe nag ba ci yeneen examen yi du am benn jafe-jafe. waaw parce que directeur bi dëgg nañu wax directeur examen et concours li muy wax daal defe naa ne xel mënu koo nangu parce que ñoo ne daal dañoo yokk li nga xamante ni moom mooy. contribution parents d'élèves yi élève bu nekk 1000 francs ngay joxe pour nga mën a bokk ci examen yi 1000 francs boobu nag defe naa ne FAEC bi fonds d'examen concours defe naa ne moom war nañ ko seetu ba ñu moo tax G20 da ko boole ci préavis de grève bi ci revendication mu teg nee na loolu dañu war a seetu boobu budget boobu fonds ci lu mu doxee ak ni ñu koy utiliser parce que moom lu mu wax noonu ci affaire photocopie xel mën koo nangu moo tax ñu ngi leen di kii daal ñu ngi leen di soññ pour que BFEM bi ak baccalauréat bi li amoon ci CFE bi bu mu amati maanaam ancien bu ñu nekk fii ak élèves yi jour examen bi ñuy dem di patauger ci ay salle de classe ci biir ndox mi di def examen yi wala encore également ñii la ñuy wax fii am na erreur dugg na fi génn na fële wala photocopie moo loolu defe naa ne moo ñu ko nangu. moo tax ñu leen di avertir nag pour que lépp li nga xamante ne gàllankoor la bi amoon ci CFE bi bu mu amati ci
examen yi des maanaam BFEM bi ak baccalauréat bi. Mamadou Tamba maa ngi lay sant di la gërëm. maa lay remercier. ñuy fàttali ne yow yaay coordonnateur national bu G20 nekk tamit ki jiite syndicat bii di CEPI. La revue de la presse. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nele te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. dara gënul neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay
ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu maree naan waalo la ñuy taamu dafa sell woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, SPEM Sénégal premier équipement et machine, seen boisson punch ak ndox mu sell mi di waalo ñoo leen di may seen revue de presse. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm. li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jile dañu koy door ak Sud Quotidien mu ñuy waxtaanee rapport bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci Mansour Faye ak ñooñam jëmale ci nan la ñuy doxalee ci juróom-benn fukki milliards ak juróom-ñeent yi nga xam ne moom la leen dénkoon ci wàllu fonds force Covid 19 suñu naataangoo yi ne Mansour Faye daal ab jafe-jafe la ci am bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication ñetti weer ginnaaw bi nga xam ne ñi bokk ci fonds force Covid 19 yi daje woon nañ nag Mansour Faye ba tey jile daal ñu ngi xaar téere bi nga xam ne day tënk liggéey bi nga xam ne moom la jot a def ci la ñu ko dénkoon bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi fare ci avenue Bourguiba kayit yi nga xam ne moom la Mansour Faye war a indi jëmale ci jënd bi ñu jënd wàllu dund yi ba fi mu toll nii daal te nañ kaa teg gët moo tax it suñu naataango yi dine mbaadu ministère bi nga xam ne Mansour Faye moo ko jiite ñu dénk ko wàllu développement communautaire équité sociale ak territoriale daal dañoo am ay jafe-jafe ngir wax ci dëgg-dëgg daal nan lañ jëfandikoo juróom benn fukk milliards ak juróom-ñeent yi ñu leen dénkoon Sud Quotidien ne daal bi la laaj daal moo jara samp fi mu toll nii bu ñu jógee ci loolu leen ñu jàll ci leneen muy dialogue politique bi ak les échos ñu ñuy xamal ne rapport bi nga xam ne moom lañ war a jébbal njiitu réew mi tey jii lañ koy teg ci loxo Famara Ibrahima Sagna suñu naataangoo dellu si ci xët yi nga xam ne ñi ngoon langue politique bi jot nañ ci déggoo ak yi nga xam ne daal ab ñàkk ànd lañ ci gis rawatina yenn ci yi nga xam ne nag day merloo ñenn ñi ginnaaw ñaari fan yoo xam ne dañoo lollu woon ngir saytuwaat bu baax a baax mbir yi boobule rapport jot naa yemb lu ko dalee léegi ñi nga xam ne ñoo war a mën a tere ay manifester nag dañ kaa war a xamle ñetti fan balaa manifestation bi di ñëw les échos yemu ca dellu si na it ci ndénkaane yi ñu amal jëmale ci article 80 arrêté bi ñu duppee maître Ousmane Ngom ak ñàq bi yenn ci kilifa yi di ñàq seen droit civil ak politique naataangoo bi yi dellu si na it ci ñàq déggoo bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci nan la ñuy def bu benn maire faatoo ak kan moo koy wuutu ci palaasam tekkit kan moo nar a organiser élection yi bu ñu jugee ci wàllu politique ñu jàll ci wàllu yoon rawatina ci magistrature bi nga xam ne fi mu toll nii daal ci ab jafe-jafe la nekk bu ñu sukkandikoo ci le témoin quotidien bu weesoo coow li am ci wàllu at bi nga xam ne ci la magistrat yi wala jël seen retraite dugal loxo bi nga xam ne moom la ñi ngànk réew mi dugal seen loxo ci wàllu yoon teg ci it yenn magistrat yi nga xam ne ñooñu le la ñuy liggéeyal loolu nag moo tax daal ba magistrat yu ndaw yi gën a fippu te ñooñu le la seen lim ëpp fuuf ndénkaane yi nga xam ne moom la waa forum civil yëkkati jëmale ko ci jafe-jafe yi ñi nemmeeku ci wàllu yoon ngir indi ci ab saafara soxal na lool ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool forum civil ne daal faawu nguur gi jug taxaw temm def ci la war bu ñu sukkandikoo ci waa 24 heures dellu si nañu it ci juróom-ñeenti ndénkaane yi nga xam ne moom la Birahim Seck yëkkati jëmale ko ci président Macky Sall ak maître Malick Sall ci jamono jooju nag ñu ñuy xamal ne waa SYTJUST dakkal nañu seen grève ci diirub ñeenti fan muy nag ñeenti fan nëgërndiku di xaar fan la ñuy mujjeeg waxtaan yi ñuy amal ak ministre bi ñu dénk wàllu yoon ñu wax nag ci wàllu màggal Touba ak waa Tribune ñu ñuy xamal ne lenn soxal na Serigne Mountakha di xalif général kullu murit mooy daal taalibe yi fexe ba sàmmonteeg dégtalu kër waa docteur jëmale ci nan la ñuy def ba xeex wàllu mbas mi suñu naataango yi di ñu xamal ne ki yore kàddu xalif général kullu murit di Serigne Bassirou Abdou Khadre xam le ne xalif général bi xam na bu baax a baax garaaw bi nga xam ne moom la mbas mi lay garaaw mu teg ci yin ne looloo waral xalif bi di soññ bépp taalibe mu sàmmonteeg mesures yi nga xam ne moom la waa kër docteur jël ngir xeex mbas moomulee ci ndaje bi ñu doon amal jëmale ci màggal de Touba bi nag kii di médecin chef région médicale bu Diourbel nag moom ay kàddu yu dëgër a dëgër la fa yëkkati ñu des ak màggal bi ak waa Vox Populi bi jox kàddu Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké bi yore kàddu waa Touba muy xamal suñu naataangoo yi ne màggal bi daal mën nañ ko méngaleeg fête de l'indépendance lu am solo la ci dundub murit yi Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké di fàttali suñu naataangoo yi ne màggal gi ren mi ngi am ci jamono joo xam ne mbas mi law na lool laas di xam le ne bu dee ñenn ñi dañ doon am ay sikki sàkk ndax màggal bi dina amam déet xalif général kulli murit di Serigne Mountakha Mbacké dakkal na boobule débat waa laas leen soxal tey jilee mooy waxtaane ñu yokk bi nga xam ne moom la waa Orange yokkoon yenn ci seen offre Illimix yi ñu xamal nu ñu ne waa laas di ñu xamal ne ARTP fi mu toll nii mi ngi
ngi soññ waa Orange ñu xoolaat yooyu la njëg yooyu nga xam ne jur na coow bu baax a baax ci biir réew mi. bu ñu jugee ci laas ñu jàlli Le Soleil li ko soxal nag jëmale ci diggante Macky Sall ak Emmanuel Macron lenn lañ ci seetlu mooy ab déggoo gu am solo seen diggante rawatina nag ci wàllu politique internationale démb nag ci ab añ boo xam ne dafa dajale woon délégation sénégalaise te président Macky Sall ak Emmanuel Macron teewoon ci nag dellu si nañu bu baax a baax ci diggante gu mucc ayib bi nga xam ne moo am ci diggante ñaari réew yi ñu waxtaane ci yenn projet yoo xam ne yu am solo la ngir sunu réew ñu jàll ci jëye bi nga xam ne moo am fële ci tefesu Tëngéej ak ñaari candidat yi nga xam ne dañoo waroon a amal BFM atum ren jile ñàkk seen bakkan ginnaaw gi ñu labee boobule jëyee nag mi ngi am ginnaaw gi ñu doon amal li ñu duppee ay épreuve physique ndem si yàlla yooyu di Mamadou Ba ak Ousseynou Loum ay xarit lañu te ñoo bokkoon fi ñu dëkkee di cité tàkko bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien Libération moom waxtaane ñu mbirub gone googu nga xam ne fukki at ak ñett dong la am te ñenn ñi tëjoon ko ci ab bërëb di jëf ak moom yu jaarul yoon Libération bind ci xëtam bu njëkk ni Lamine Ballé ak Ndeye Soxna Ndiaye ñu ngi ci kaso ki leen fa yóbbu nag mooy juge troisième cabinet gone googu nga xam ne moom lañ doon defloo mbir yu ñaaw yooyu le muy xamal ne daal kii di Ndeye Soxna Ndiaye moo doon indi foofule ay góor ngir mu sekk ak ñoom bu paree nag koppar bi Ndeye Soxna da ko doon séddoog Lamine Baldé Stades Le Quotidien du sport moom li ko soxal tey jile mooy waxtaan nañu lan moo yóbbee Barça ci guuta gi mu nekk Barça du benn coupe boo xam ne gagné na ko teg ci it ay entraîneur am daal ñu ngi tekki seen i noomo tànk rawatina nag coowal Messi Stades dellu si ci juróom-ñeenti bés yi nga xam ne waa Barça dootuñu ko fàtte bu mukk ñu ñuy xamal ne Manchester City fi mu toll ni daal taxaw na temm ngir bés bu Messi jugee ca Barça ñëw ca ñoom ñu jeexale koog waa sunu lomb bi xamle ne kii du Luc Nicolaï benn weer ginnaaw gi ko yoon teggee loxo mu génn kaso nag moom àdduwul benn yoon jëmale ci combat ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé Jules Baldé nee na moom daal amul benn xibaar bu tukkee ci Luc Biram Ñing ci beneen wàll wa moom di xamle ne am na yaakaar ba tey ci bile combat te wóor na ko ne danañu ko tëgg balaa ñu cay yegg nag ñun fii la ñuy yemande ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit
machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. ah dara gënul neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen doon may lii ci yéenekaay yi. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéenekaay yi. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères SPEM Sénégal premier équipement et machine seen boisson punch ak ndox mu sell mi di waalo ñoo leen doon may seen revue de presse. Maodo Faye. jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf Papa Laye ñeent fukki minute ak juróom benn moo fegg ci benn waxtu foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.